Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando da Sacile. Sacile è un paese in provincia di Pordenone, è il paese che mi ha accolto per la prima volta quando sono venuto in Italia, quindi ho avuto i documenti lì, in provincia di Pordenone, proprio la città si chiama Sacile, in Friuli Giulia Venezia. Vi saluto e vi ringrazio sempre per averci seguito. Oggi cercheremo di chiarire sul decreto flussi, che è stato firmato il 21 dicembre 2021 per il Presidente della Repubblica. Cerchiamo oggi a chiarire tutto con voi, parleremo anche delle scadenze, delle categorie dei lavoratori, ma anche dei datori di lavori e quali lavoratori può entrare. Parleremo anche delle quote. Allora ragazzi, oggi come avete visto mi hanno sempre chiesto di parlare del decreto flussi e oggi dobbiamo cercare di chiarire tutto con voi e cerchiamo anche di dare chiarezza in merito a tutto quello che è stato detto come comunicato del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando. Il Ministro quindi ha fatto un comunicato il 10 di gennaio per elencare tutte le novità, diciamo tutta la procedura, come si fa la domanda, quando inizia, quando scade. Oggi cerchiamo di chiarire tutto con voi. Salaamaaleykum mbokk yi, ziar naa leen, man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Tey nag dañuy leeral mbokki taalibe yi li ñu woy donc décreto flussi 2022 te comme ni ko Orlando waxee, donc génne nañ ci sax benn communiqué pour leeral flux yi nan la tëddee ak quota yi ñaata lañ, kañ lañ mën a def demande yi, kan moo mën a def demande yi, ban datore di lavoro moo ko mën a dugal ak yan secteur lañ ciblé pour ñu def demande bi ak kañ lay jeex ak quota yi ñaata la. xam ngeen ne sax kii di Draghi nekk il premier italiano xam le ne anche 2023 donc legge flussi dina am te dinañ ko yaatalaat. Donc comme 2022 am na, dina amaat 2023 pour ñu gën koo yaatal, donc xam naa du ñàkk ci yeneen secteur de ce fait incha allah pour mu gën a yaatu. Mais dañuy ñëw tey tënkal leen texte bi nga xamante ni donc mooy il testo PDF del decreto flussi 2022. alors fi ñuy njëkkee mooy xam ngeen ne déjà donc decreto flussi képp ku nekk Italie rek xam nga ko. donc man mii di wax ak yéen décret boobu moo ma dugal fii Italie. donc décret flussi nag in base alla legge numero 40 del 98, donc ñi ngi ko commencé woon depuis 2001. donc moo ngi doon am na at yoo xamante ni nag daawutoon am, mais am na at yoo xamante ni donc dina am. donc ñu wax tey ci at bi nga xamante ni bi mooy 2022 te décret bi génn le 21 bi passé ñu firmaare ko, tam war a dem in gazzetta ufficiale le 17 janvier 2022. alors comme ni ngeen ko xamee, décret bi donc ñu ngi prévoir 69 700 ingressi ñoom ñoo mën a dugg, ñu répartir ko ci ay pays yu bari, ginnaaw bi nga xamante ne bi Sénégal ci la bokk ak Gambie ak yeneen dëkk yu baree bari. mu doon ay laboratoire yoo xamante ne bi dañoo war a jóge ci biti ngir dugg Italie, ginnaaw bi nga xamante ne bi am nañ njaate gi lu leen déposé, maanaam koo xamante ne bi mooy nekk seen patron, seen datore di lavoro, mën leen a defal demande bi, moo xam stranier yi lay doon wala donc italien. bu ko defee donc topp procédure ba keroog ñu jot seen nulla ussa pour mën a dugg si donc biir Italie. alors ñu ne bii ba gouvernement bi moo ngi jël 69 700 ingressi yi, ñoom ñoo war a dugg si ci ay laboratoire biir Italie. ñu tànn ci nag ay secteurs yoo xamante ne bii ñoom lañ ciblé. secteur bi ci njëkk mooy donc agriculture ci la bokk, donc edilizia, donc wàllum construction tabax ci la bokk, autotrasporto maanaam chauffeur ak donc lépp lu xeetoog moom, kuy dawal ak koo xamante ni donc day soxla ku koy dawalal pour yóbbu ay marchandises, donc autotrasporto merci, secteur yooyu ci lañ bokk. donc ak autonome. donc ñu leeral tuuti foofu secteur yi nga xamante ni moom lañ ciblé. en général dañu doon gis ne decreto flussi bi amee dañ ciy boole lu ñuy woy donc golfo e badante. ñu gis ne donc bii ba donc golfo e badante bokku ci, ñuy espérer peut-être legge flussi 2023 bu ñëwee donc golfo e badante mën cee bokk. kon ñu ne secteur yu ñu ciblé mooy autotrasporto, agricoltura, edilizia, alberghiero e ristorazione. donc mooy secteur yi nga xamante ne bii képp ku ci am njaatige mu topp la procédure dugalal la, donc lépp jaar yoon, mën nga jot sa nulla ossa pour mën a dugg ci dëkk bi Italie liggéey am sa këyit normalement. donc quota yi moo ngi toll ci 69 700 ingressi. ci biir 69 700 ingressi yooyu am na ci 42 000 yoo xamante ne bi lavoro stagionale lay doon. 42 000 yoo xamante ne bi ñoom stagionale la ñuy doon. ci biir 42 000 yooyu 14 000 yëpp secteur agriculture la. 14 000 donc secteur agriculture la. 42 000 yi donc stagionale lay doon, maanaam restauration alberghiero ak donc agriculture.
ginnaaw bi nga xamante ne bi donc quota agriculture moo ngi toll donc ci 14000 leneen li ci des bi 27500 ñu ngi ko jagleel wàllu lavoro subordinato lavoro subordinato non stagionale donc ak autonome donc moom mooy 27500 yi ci des xam ngeen ne communiqué boobu ministre bi leeral na ko ci biir donc communiqué di stamp bu mu génne woon ci le 10 bi passé pour di leeral donc quota yi ak ingressé yi donc quota yi moo nga toll ci ingressé yi 42000 yoo xamante ne bi ni ñu leen ko waxee stagionale la ñuy doon maanaam pour mën a dugg si ginnaaw bi ñu amee seen njaatige bi leen dugal ci réew mi te ci biir 42000 yooyu 14000 yëpp secteur agricole lañ ko jagleel. donc ñu ne secteur agricole nulla ossa bi ki mën a def procédure bi ba topp ko ba demande bi andare a buon fine ak datore di lavoro donc dañ koo am secteur yu ñu ko jagleel yoo xamante ni donc ay organisation professionnelle lañ ñu ñuy wooyee Coldiretti CIA Confagricoltura ak donc Copagri ak Alleanza delle Cooperative ñooñu rek ñoom ñoo mën a def demande alors secteur agricole ginnaaw bi nga xamante ni donc ki ñuy dugalal ci wàllu agricole am na datore di lavoro ci secteur donc agricole bi kon ñu fàttaliwaat ko 69700 ingress ñoo war a dugg ci wàllu agriculture donc edilizia donc muy wàllum tabax ak construction ak ristorazione alberghiero donc ñoo ñëpp secteur la yoo xamante ni moom lañ ciblé pour ñu mën a dugg ginnaaw bi nga xamante ni bi nit ki mën na cee am donc njaatige bu ko toppal la procédure ba mën a dugg si Italie. alors leneen li ci des mooy buñ jëlee quota bi des ci maanaam 42000 yi buñ ko génnee ci wàllu stagionale te 14000 yëpp nekk agriculture dina des 27500 yoo xamante ni bi ñoom ñi ngi bokk ci lavoro subordinato non stagionale et tipo autonome maanaam xam naa secteur edilizia lay doon ak donc autotrasporto merci donc ñoom ñooy nekk catégorie yi nga xamante ni bi ñoom moom quota 27700 nekk lavoro subordinato non stagionale maanaam lavoro boo xamante ni donc nekkul stagionale da ngay mën a am donc këyit mën a donc am contrat toog fi liggéey te bu la neexee dutoo dellu muy secteur edilizia autotrasporto ak nel comparto turistico alberghiero maanaam koo xamante ni donc ci secteur yooyu noonu donc ci ngay yëngatu moo xam da ngay dawal wala donc nga nekk ci secteur edilizia construction wala turistico wala alberghiero ñi wax ne secteur autotrasporto nag képp koo xamante ni bi rek donc am nga permis de conduire ci boo xamante ni communauté européenne la bu Italie accepté te mën koo convertir donc yow rek yow yaa mën a dugg si ci réew mi ginnaaw bi nga amee njaatige bu la mën a dugal donc loolu boole nañ ko ci biir donc communiqué bi. alors mu am yeneen 7000 quotas yoo xamante ni bi pour conversion permis de séjour la donc nii lañ ko répartir 4400 permis de séjour yoo xamante ni bi donc dinañ ko convertir. ay permis de séjour stagionale lañu woon ñu mën koo convertir de permis de soggiorno lavoro subordinato non stagionale donc mooy 4400 séjours yoo xamante ni dañoo nekkoon séjour stagionale dinañ ko mën a convertir pour permis de séjour lavoro subordinato non stagionale mu am 2000 quotas yoo xamante ni permis de séjour la pour formation étude professionnelle ak tirocinio moom dinañ ko mën a convertir comme permis de soggiorno come lavoro subordinato 370 quotas yi ñu ngi ko jagleel permis de séjour yoo xamante ni donc étude la woon tirocinio wala formation professionnelle borom dina ko mën a convertir comme permesso di soggiorno come lavoro autonome fii nii Italie 200 quotas yoo xamante ni bi permis de séjour lungo periodo la ci boo xamante ni nit ki daf ko amoon ci beneen dëkk européen membre de l'Unione européenne dina ko mën a convertir donc fii Italie mu nekk permesso di lavoro subordinato fii bu valable Italie 30 quotas yoo xamante ni bi donc moom it permesso di soggiorno la lungo période ci benn ci pays membre européen yi nit ki amoon ko donc avec decreto flussi bi dina ko mën a donc convertir en lavoro autonome fii nii bu valable fii nii donc biir Italie. alors ñu wax ci kañ lañ mën a def demande bi ak kan moo mën a présenter demande bi ak nan lañ koy présenter donc nee nañ demande nulla ossa bi via télématique rek la mën a doon te datore di lavoro bi moom moo ko mën a présenter moo xam italien la wala stranier yi ci site ministère bi ginnaaw bi mu amee donc crédentiale yi lu ñuy woowee donc lo SPID alors dina ko mën a présenter lavoratore boobu noonu ñu topp procédure ba keroog muy dugg si biir Italie li ci gën a am solo mooy datore di lavoro bi donc bu defee déposement bi
ba jot nulla ossa bi ba lavoratore bi dugg si loi bi def ne lavoratore bi entro 8 giorni dell'ingresso bu dugg see rek war na mën a dem donc sportello immigrazione pour mook datore di lavoro bi pour datore di lavoro bi donc mën a signer il contratto di soggiorno altrimenti donc procédure bi day nul te nit ki du jot séjour am bu fekkee datore di lavoro bi donc signé wut il contratto di soggiorno ginnaaw bi nga xamante ni lavoratore bi dugg si na ba jot nulla ossa entro 8 giorni. ñu taxaw ci ban datore di lavoro moo mën a def la procédure alors loi bi nee na bépp datore di lavoro boo xamante ni défaut bilancio maanaam défaut déclaration day reddito ci sa agenda ak secteur yi nga xamante ni moom lañ ciblé ñoo mën a def richiesta flusso 2022 alors datore di lavoro boobu yow mënoo dugalal kenn datore di lavoro bu am ay condamné maanaam koo xam ne da nga am ay précédent ñu condamné la ci wàllu donc immigration wala caporalato maanaam wala donc loo xamante ni donc délit la buñ la condamné fii Italie donc alors yow mënoo dugalal kenn ci legge fulus yi donc noonu la ñëwee donc ci biir communiqué bi ak donc ni nga xamante ne bi noonu la tëddee ñu ne site bi nga xamante ne bi ci la ñuy defee demande bi di surtout ministère bi disponible na depuis le 12 bi 9h jotee donc 12 janvier bi passé 2022 donc portail bi disponible na depuis 9h ñu ne dina nekk ordre chronologique maanaam procédure bi dinañ ko topp selon nit ki njëkk a dugal ba ki mujjee dugal ba keroog donc quota 69700 yi donc di mat. donc demande yi ba tey ñu wax ci catégorie demande yi ak scadenza yi donc bu ñu jëlee ci wàllu demande yi nee nañ le 27 janvier 2022 catégorie gii nga xamante ne bi seen njaatige liggéeykat daa bokk ci stagionale autonome ak donc conversionné permis de séjour ñoom dinañ mën a def demande bi à partir du 27 janvier xam ngeen ne décret bi dafa waxoon ne bu loi bi duggee une gazette rek le 17 janvier 10 jours bu ci topp rek am na ñoo xamante ni mën nañoo def seen demande muy le 27 janvier kon mooy lavoratore non stagionale autonome ak ñiy def conversionné permis de séjour bu ñu nee lavoratore non stagionale nag mooy secteur alberghiero peut-être ak edilizia ak donc construction mooy edilizia ak donc autotrasporto ñooñu le 27 janvier 2022 ak ñiy convertir seen permis de séjour mën nañoo commencer donc def la procédure alors te dina dem ba le 17 mars 2022 deuxième catégorie bi mi ngi commencé le 1er février muy lavoratore stagionale yi donc ñoom it dinañ mën a def seen demande li commencé le 1er février te dina dem ba le 17 mars ordre chronologique tamit lay doon ordre chronologique comme ni leen ko wax rek mooy ça dépend ci ki njëkk a commencé dugal ba ci ki la ñuy commencé ba ci ku mujjee dugal donc ñaari date yooyu moo am loi bi dina nekk en vigueur ci donc dina nekk donc une gazzetta officielle le 17 janvier bii di ñëw donc à partir du 17 janvier rek donc ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy lavoratore non stagionale ak autonome ak ñi def conversion permis donc dama juumoon si bu njëkk bi lavoratore non stagionale mooy donc secteur edilizia ñi nga xamante ni defuñu stagionale construction ak donc autotrasporto ak ñiy convertir seen permis ak autonomie mën nañoo commencé dugal à partir du 27 janvier 10 jours après loi bi dugg en vigueur te dina dem ba le 17 mars 2022 le 1er février comme ni ko loi bi waxee 15 jours après dëkk ba nekk en vigueur ñi nekk lavoratore stagionale donc mën nañ leen a dugalal moo xam agriculture yi ak nekk donc ñu nekk ci wàllu restauration comme stagionale rek donc mën nañ leen a dugalal te ñoom it dina dem ba le 17 mars 2022 alors ñu wax ne alors décreto flussi bu ñu koy wax l'entrata in Italia donc l'ingresso moo ngi concerné koo xamante ni bi déjà nekkoo biir Italie donc bari nañ ñu koy laaj ku nekk Italie ba pare normative décreto flussi concerné wu la parce que yaa ngi Italie am nañ say empreinte say sottoposto con i pronti quindi mënuñu la admettre ci décret flussi bi décret flussi pour déjà ingresso bi ki koy def mooy ki nga xamante ni donc fuori dall'Italia la nekk donc nit ñi dañu lay laaj ndax man mi nekk Italie ba pare mën naa dugal ci flussi yi normative bi prévoir wu ko benn yoon lu ko waral parce que mënoo nekk Italie ba pare yow ba administration bi xam la am say empreinte am sa lépp nga bëgg a génn ne da ngay dugaat pour bokk ci décret flussi loolu c'est possible donc gisuñu ko fenn ci biir décret flussi bi ne ku nekk Italie mën nga koo dugal li am mooy ci décret flussi bi ñi ko mën a dugal mooy ñi nga xamante ne ñoo ngi foori koo xamante ne bi tamit da nga nekkoon Italie ba ñu expulsé la nga génn dëkk bi bu fekkee purgé nga sa expulsion ba mu jeex de 3 à 5 ans alors bu boobaa yow boo amee njaatige mën nañ laa dugalal nga ñëw ndax sa expulsion jeex na
bu fekkee tamit sa expulsion jeexul am nga possibilité ñaan lu ñuy woy donc permesso speciale donc yaa ngi koy ñaan ci représentation diplomatique bi nekk ci dëkk bi nga nekk pour war a dugg si maanaam ci ambassade bi tramite donc il ministero dell'interno te bu boobaa permesso speciale boobu du par force rek ministre bi daf la koy accepter donc daf koy neex rek mu may la ko bu ko defee yow boo amee ku la dugalal mën ngaa dugg si wala sa expulsion jeex tàkk nga am njaatige bu la mën a dugalaat ci këyit yu leer ci contrat nga mën a dugg si ak nulla ossa donc leneen li ci am mooy da ngay gis ku nekk biir Italie dugaloon ci flux 2020 yi passé non astafurlah sénatoria bi passé ni di la laaj ndax man mën nañ maa dugal ci flux yi ndax sama sénatoria ba tey kat dafa génnagul loolu tamit impossible la mënta nekk pourquoi parce que muy flux muy sénatoria bu ci nekk rek dafa am réquisite spécial boo xamante ni bi mooy base bi buñ jëlee sénatoria réquisite bi nekk mooy réquisite base bi moom moo nekkoon ne legge bi def ne sénatoria bi donc devi trovare sul territorio italiano dell'8 marzo te waroo koo génn donc à partir du 8 mars rek 2020 daf la wala fekk ci territoire bi te waroo génn yow territoire bi jëm ci sénatoria bi donc bu fekkee yow sa procédure sénatoriale dafa yeex nga bëgg a génn ne dañ lay dugalaat bu boobaa donc non seulement sa procédure sénatoriale du andare a buon fine mais tamit flux bi tamit du andare a buon fine parce que yaa ngi woon déjà Italie donc bu fekkee donc sénatoria bi la tamit duñ ko accepte ndax génn nga Italie te sa procédure eggagul loolu moo am ci décréto flux bi kon ñu xam la ne daal noonu la tëddee alors mbokki taalibe yi ñu leen di ñaan képp koo xamante ne bii mën nga jàppale ci mbokku sénégalais yi ak nu ngeen leen ci mën a jàppale rek ngeen jàppale leen ci ban mën a dugg si moo xam ñi nekk Sénégal la bu ko defee ñu mën a ñëw liggéey ci secteur yooyu donc mën a am ay kayitu réglementaire lii mooy décrété flux yi te nga xamante ne bi donc dina nekk en vigueur le 17 janvier bii di ñëw képp koo xamante ne bi rek am nga njaatige ci secteur yooyu ñu lim bu boobaa donc yow dinañ la mën a dugalal di nga mën a dugal donc ci décréto flux yi wax nañ leen ko donc ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk già sul territorio italiano donc di ñu laaj ndax mën nañ leen cee dugalal gisuñu benn yoon texte bi fu mu ne képp ku nekk déjà sur le territoire mën ngaa dugal ci flux bi surtout nag boo nekkee Italie ba pare contrôler amoon say empreinte am say date yi alors mënoo bokk ci décréto flux yi ndax yow jaabi décret bi génn yaa ngi sur le territoire ñi mu concerné kon mooy ñi nekk fóor yi am na ñëpp ñuy tenter seen sens di dugal mais ñun li texte bi wax rek la ñuy wax donc li nga xamante ni moom la loi bi wax rek indi ko loolu la ñuy wax mënoo nekk ci procédure donc sénatoria donc andare gut a buon fine nga bëgg ko faa bàyyi dem ñu lay dugal ci flux boobaa ñaar yëpp mën nga ko perdre ndax boobaa da ngay violer donc loi bi def na ci sénatoria bi 8 mars daf la wala fekk Italie te waroo koo génn tant que sa procédure andare a buon fine kon boo génnee dugaat di nga ñàkk sa procédure sénatoria te legge flux bi tamit du andare a buon fine nel senso que yow yaa ngi woon déjà sur le territoire italien nekk woon fóori te réquisite spécial pour legge flux yi mooy la persona che deve fare l'ingresso deve essere già fuori dall'Italia donc noonu la ko loi bi indee donc mbokki taalibe yi loolu moo fi nekkoon comme novité ci décréto flux bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf